jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi seetaan seen bii di Mourides Production ndaw opposition bi ak ñi féete ci pouvoir bi ñoo amaloon dialogue bu am solo kon ni ko président Macky Sall woote woon muy dialogue national fee ca Dakar ñoom it noonu lañ ko amalee fii ci diwaanu Thiès muy góor jigéen ñoom ñëpp ñoo teewoon ci jataay bi ngir fexe ñu waxtaane joxante loxo ba Thiès jafe-jafe yi mu nekk ñu génn ci ñoom ñëpp. waaye nag amal nañ fa benn conférence bu am solo boo xamante ni waxtaane nañ ci tamit li nga xamante ni nu ñuy def ba Thiès suqaliku di ci woo itam ñi nga xamante ni ay boroom daraja lañu wala sunu boroom dénk leen dara ci biir réew mi te ñu bokk dëkk fii ci diwaanu Thiès ñoom ñëpp ñu ngi leen di tàll loxo di leen woo ngir ñu fexe nu Thiès développé. conférencier ba nag waxtaan dafa waxtaan bu am solo. C'est des petites choses mais ça veut dire beaucoup de choses. OTDK ñoo fa nekk pas TH. yooyu moo jar ay xeex yooyu jar ay débat mënul nekk biir Thiès ñu taxale ko Dakar injustice mënul gën a weesu lool ñaata la Thiès waaye di gagné ci aéroport boobu personne n'en parle c'est comme si waaw bon état moo koy def mais non état mën na def lu ko neex mais état day am répondant day am ñu téye dossier ne ko ah kii mënul nekk Thiès ñu Dakar mënul am lépp mais lu baax ñu di tegaat ko Dakar dañoo am benn économie macrocéphalique où lépp dafa nekk concentré wu ci benn dëkk ñu am opportunité changer ko mu évoluer mais malheureusement pour man autorités yi manqué nañu de cran pour permettre région yi mel ni Thiès ñu mën a commencer di jël lenn ci li nga xamante ni ñoo ko moom surtout sur le plan des infrastructures aéroport bu ñëwee si ñun 80% des hôtels au Sénégal se trouvent à Thiès dans la région de Thiès mais en contrepartie lan la ci Thiès waay di gagner parce que lu ñu fàtte business bi nu ñu koy defee suñu réew nit mën na jóge bitim réew ñoo ñu jox ko suuf mu créer hôtelam toog fa moom kese dans tous les pays qui se respectent état day naan boo ñëwee Thiès bu fay ubbi hôtel tu es obligé nga collaborer ak waa Thiès wala benn Thiès waa du pour permettre Thiès waa bi kese mu gagner de mais pour permettre entreprise bañ a def lu ko neex ci au niveau de ses recettes fiscales. Parce qu'au Sénégal, les entreprises peuvent mettre en place des stratégies pour ne pas payer leurs recettes fiscales. Wàllum napp nous avons Thiès moo am tefes yi gën a rëy ci Sénégal contribution bi napp parce que napp bi pêche bi moo ëpp lu ñu la mën a wax nag moo ëpp recettes yi dugal xaalis ci budget Sénégal mooy poste d'exportation bi gën a ngand ci Sénégal chaque année dinañu indil au moins 200 milliards et quelques et boo xoolee napp boobu d'habitude entreprise yi koy exporter liñ ciy gagné buñ la ko waxee yow nga xeet napp gi jën yi ngay am fii Sénégal dañoo demoon maag benn vacances de recherche voyage de recherche ak benn collègue ñu dem Pays-Bas ñu gis dans une grande surface mangue ñu gis mangue ñu bind mangue un Africain gis mangue dans une grande on était tellement heureux dem pour jënd ko juste pour dire aux autres qui ça vient de chez nous expliquer mangue ñu tranché ko 2 tranches bon benn partie mangue bi lañu jël tranché ko 2 tranches ñu koy jaayee 1,08 € def ci made in France lan la français bi def ci mango lan lu dul dagg jël paaka rek dagg te leer na ma ni kilo mango bi jëndee ko fii 250 ce qui veut dire que boo yoree tamit lu ñëpp bëgg fulla ak fayda day taxaw pour ñu mën ko gérer parce que li ñu wax ci wolof rek fu laa jaay Dakar wala ma ñam dina ko jeexal Mbour rek apporte 90% de nos recettes d'exportation mais recettes yooyu yëpp ñuy am ci napp gi tamit ci fan lay feeñee ci Thiès
nga am département bu mag xëy na je dis que suñu homme politique yi bàyyi nañu lu bëri parce que xëccoo politique dafa dominer étude économique yu sérieuse yu ñu war a am biir Thiès nit ñi dañoo nekk ci xëccoo politique kii moo gagné kii gañewul ba xalaatuñu Thiès maintenant nan lañu mën a def ba Thiès gagné xëy na Kayor offshore jàpp nañu dinañu indil lu bëri ci alal ci Sénégal donte Sénégal ñëpp a ko bokk mais dafa jar maintenant Thiès proposition di fi jóge te dam na gën a rafet li Fatou Diop wax léegi bu dee ndaw politique yëpp la nga xamante ni amatul parti di bind seeni mémorandum di ko présenter à l'autorité wan que ni au-delà des après bu xeex jotee nañu xeex mais pétrole bii ni war a génn fii comme c'est le débat actuel maintenant Thiès lii Kayor offshore lii la war a génne mais ñun ñaata lañ ci war a mën a am ba am ci ce qu'on appelle des industries légères yoo xamante ni mën na feeñ ci dëkk parce que dëkk bu xaalis duggee ci dëkk rek nit ñi xam ko. xam nga ni ndaw ñi nga xamante ni ñoo féete ci opposition bi yam na ko fa jël kàddu muy Aly Nguer bokk ci parti Rewmi moom it woote na ñëpp ñu joxante loxo ngir Thiès mën a jëm ca kanam waaye nag di woo président Macky Sall ci li nga xamante ni nii moom la woote bu ko ci kenn jiitu nañu toog waxtaane ko ñoom ñëpp kon dañuy déglu Aly Nguer. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Aly Nguer Faye bokk ci opposition bi mais bokk ci parti bu ñu naan Rewmi tey ñi ngi sant yàlla bu wér suñu gisee nag suñu jotaay bi ñun ñu toog ak waa pouvoir xam naa dinaa leen tooñ tuuti ne leen yoruñu brin almet pour waxtaanee pétrole parce que fi mu toll mooy mbirum coow li ñuy waxtaanee mooy li ñu bokk muy Thiès lan la ñu war a mën a def ba Thiès sukkaliku parce que dañu xamul problème bi fan la nekk ñoom dañ ñu koy jiiñ ñun opposition bi ne ñu yéen a yor pouvoir local bi yéen a war a doxal ñun ñu leen koy jiiñ ne leen sénégalais yéen lañ boole dénk li nga xamante ne mooy Sénégal te Thiès ci Sénégal la bokk sur ce ñu créé woon benn groupe panel boo xamante ne administrateurs yi ñu ngi nii taxaw sama wet opposition pouvoir société civile ci lañ bokk ñu ne pourquoi pas tey ñu organiser benn match boo xamante ni organiser benn panel boo xamante ni dañ ciy waxtaanee Thiès mais liñ ci gën a dugal mooy fàttaliku kenn ki bokkoon ci ñu nekk fédérateur tey yàlla def mu jiitu muy suñu père Mbodiop Sine ñu ne comme que lii la doon dox di fédérer ñun politique yi tey bala ñuy def dara dañ ko ci rendre hommage tey lii moo waraloon suñu jotaay parce que ku gis opposition ak pouvoir fi réew mi toll ñu toog di waxtaan war nga laaj lan la ñuy waxtaan parce que waxi pétrole la ñuy wax looloy actualité bi mais tey ñun Thiès dañuy waxtaane njëriñu Thiès gis nañ ni Thiès chemin de fer doxul gis nañ ni waa pouvoir ñi ngi gëm jiiñ maire bi ne dañu war a gérer wuñ ko donc ban problème la ñu am tey looloo waraloon ñuy waxtaane économie Thiès damay bàyyi sama frère yi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci pouvoir bi parce que affaire bi dañ ko def pouvoir ak opposition muy li nekk Sénégal beneen bi dañoo invité aussi société civile ñoom ñooy arbitrer soo xoolee ki koy animé société civile la bokk donc ñuy wane image bu baax ci Sénégal que ni li ñu bokk war nañ ko war a mën a péncoo mais waruñu koo pàccoo donc loolu la ñuy invité ñi nga xamante ni mooy jeune Sénégal yëpp ñu xool ci ñun di leen wax nag nañoo ñu xaar ñun opposition bi danañ ànd ak pouvoir xam naa ni ñoom danañ ko nangu ñu def pétition pour leeral li nga xamante ni mooy pétrole bi loolu daal la ñu bëggoon ci suñu xarit yi mooy salaam. noonu itam la ko Assane Mbaye defee moom mi nga xamante ni dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñoo fara ci pouvoir bi moom it woote nan ngir président Macky Sall gën a bàyyi Thiès xel gën a bàyyi Thiès gën a jox loxo Thiès ngir Thiès mën a jëm ca kanam waaye itam noonu la wooye ñi nga xamante ni yàlla da leen a dénk dara ñu nekk ci biir réew tey doomu Thiès ñu ñëw investir fii ci dëkk bi ngir Thiès mën a dem ca kanam kon da nga ciy déglu Assane Mbaye. Niveau de Thiès li waral tey daje bi comme nu ko sunu camarade Aly Nguer waxee mooy tey Thiès moo ñu dajale Thiès région Thiès département mais particulièrement Thiès ville comme ni mu ko waxee groupe la boo xam benn plateforme bu ñu taxawal tuddee ko Allo Présidence ay kilifa ñu ngi ci yu ŋànk pouvoir bi local ak ñu ŋànk pouvoir bi au niveau national léegi nag ñu gis constat bi mooy Thiès demul dikkul comme demul dikkul ñii ñu ngi koy jiiñ pouvoir ñii ñu ngi koy jiiñ opposition ñu ni nañu dajaloo waxtaan ñun ñëpp ñu xool nan la ñuy relancer suñu Thiès parce que gis nañu Thiès tey jii dafa gën a bari ay borom alal dafa gën a bari ay borom xam-xam dafa gën a bari ay politiciens yu engagé
mais lan moo tax Thiès demul loolu moom la ñu dajoo tey moom la ñu dajaloo tey ñu ci doon waxtaan ñun nag ñi féetewoo ci pouvoir bi Thiès ak ci opposition bi ak société civile sunu leaders yi nga xam ne ñooy leader national yi sunu dëkk bii moo ñu ko gënal ndax dëkk bi ëllëg jàpp nañ ni ñun ñoo ko war a doon te soo doonee loo xam ni politiquement rek nga ko doon te économiquement doxul la ñeneen ñi defoon ci résultat ba ñu leen di ŋàññi loolu moom lañ fiy defaat ñu ngi man à travers ma voix damay ñaan ñi nga xam ni les tenants du pouvoir local ak national ñun nii ñu def à la base au niveau de Thiès ñu def noonu jàppale Thiès ville de Thiès mu développé ndax panéliste bi wax na fi ay lu jëm ci wàllu mine wax na fi lu jëm ci wàllu transformation fruits et légumes yooyu lépp wër département de Thiès yaakaar naa ni usine de transformation yooyu suñ ko installé au cœur de la ville de Thiès dinañu mën a indil koom dinañu mën a indil emploi ñuy ñaan état du Sénégal aussi muy le président de la République du président wu parti mais président wu tous les Sénégalais la te Thiès ci Sénégal la bokk bu mu jàpp ni daf fee am défaite mu war a wan Thiès ginnaaw ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir bi di ko jàppale ñu koy ñaan lu mu doon def Thiès benn mu def ko fukk wala fukk ak juróom relance des chemins d'affaires loolu nécessité la NSTS bi nga xam ni privé moo ko moom état bi nan la war a xoolee ba jël ko ci loxoy boppam waxtaan ak privé bi ba relancer ko mu mën a dox Thiès waaye gis ci seen bopp marché central au poisson bi ñu doon xaar depuis 10 ans ñu ngi ciy woo état forêt classée bi nga xam ni da koo déclassé ñu ngi koy ñaan bu mu ko jox les acteurs politiques ñu koy séddoo su ko defee tailleur bi wala menuisier bi wala simple journaliste wala fonctionnaire bi nga xam ni revenu am 100 000 la wala 300 000 du ci mën a am mu jox ko urbanisme wala état ñu yor ko képp ku bëgg terrain mën cee am accès di ko fay par 15 000 wala 10 000 ba su matee ñu jox la sa këyit loolu la ñu bëgg mais ñu bañ koo jox ay promoteur rek wala ay politiciens ñu jël ko séddoo ko seen biir alors que di ko wëlbatiku di ko jaayaat askanu Thiès prix yoo xam ni soo ko jëndee maanaam li nga dundee yëpp ci nga koy def loolu daal moo taxoon tey ñuy daje ñu lancé waale appel boobu di lancé appel aussi ay nit ñu mel ni Baba Diaw ay Bara Tall ay Babacar Fall ak ñeneen ñoo xam ni ñun xam nañ ni am nañu alal jooju ñu ñëw delloosi ko ci seen dëkk bi nga xam ni fii la ñu bàyyi ko ñun seeni rakk lañu seeni mbokk lañu ñu ñëw investir loo xam ni dina mën a jural Thiès économiquement dara loolu lañ leen di woo ñooñu la ñu tudd mais y a d'autres Thiès waa yooyu yoo xam ni xamuñu leen ñii am nañu xam-xam ñii am nañu alal mais borom alal bi borom xam-xam bi suñu boolee yaakaar naa ni mën nañoo def Thiès loo xam ni tey jii dinañu mën a la jëmale kanam ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ginnaaw boo loolu mbokk yi buñ fa jógee nag amal nañu massa bu am solo fee ca stade Maniam Souaré ñoom ñëpp muy ñi féete ci pouvoir bi ak ñi féete ci opposition bi ñoo amal benn massa bu am solo. ministre de l'intérieur moom kat moo joxe coup d'avant bi moom yëkkati na fa ay kàddu rafetlu li nga xamante ni xale yi def nañ ko ngir indi jàmm ci réew mi waaye nag ngir fexe nu cee soqali ko moom nag nee na seen yóbbante dina ko àgge président Macky Sall kon dañ ciy déglu ministre de l'intérieur muy Aly Ngouille Ndiaye. yàlla def na aussi li ci ëpp wuy si nañ ci dialogue bi te gëm naa ne ñi ci des dina ñëw kon bu fekkente ne yéen en tant que jeune nga xam ne souvent ñi ngi xaar xeexoo ci seen biir ngeen jël initiative ne nañu dajaloo xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk surtout que liñ fiy traité tey seen avenir la gën a intéressé beaucoup plus que ñun parce que ñun jàpp naa ne boo weesoo juróom fukki at moom wax dëgg yàlla boo gëmee yàlla xam ne lépp weesu na kon bu fekkente ne am nga initiative bu mel nii dañ koy rafetlu xam ne réew mi mën nañ ko xëccoo mais bu xëccoo weesoo mën nañ koo bokk liggéey kenn ku ci nekk am wàll boo fare ba xëccoo jotaat heureusement d'ailleurs que duñ xëccoo toujours kon lii ngeen def lu rafet la j'avoue que jot gi mayewu waaye rafetlu ko moo tax ma ne naa ñëw joxe coup d'envoi delloot parce que pour man esprit bu mel nii mag ñi dañ cee war a roy alors que normalement foofu la waroon jógee ñëw fii
kon bu ngeen ko defee muy lu ñu rafetlu wax dëgg yàlla may rafetlu aussi le fait que waa Thiès notamment les autorités du département de façon générale opposition comme pouvoir ñëw kenn ku ci nekk ak li nga am c'est vrai que waa ñii nee nañ ba léegi amatuñ xaalis waaye xam naa am na lu denc waaye indi nañ seen xel loolu baax na waaye nañ boole ci liñ denc ñu am luñ ci génne waa pouvoir it indi seen participation financière loolu rafet en tout cas li ngi leen di encouragé élan bii ngeen def ngeen continuer ci yóbbante bi ngeen wax également jëm ci président danaa ko yeggale ngeen préparé bu seen forum pare ngeen du ñàkk dana am mémorandum yoo xam ne dañu ci génn nga xam ne bu ngeen dajee président da ngeen mën a wax ak moom kat ñun lii la ñuy teg ci table muy suñu contribution par rapport à l'avenir du pays et l'avenir de Thiès parce que d'abord c'est vrai que kenn ku ci nekk li olof wax bay sa wewu tànk Thiès fi ngeen di yeewoo tous les jours donc devenir du Thiès bokk na ci leen njëkk a intéressé avant ñuy wax devenir du pays kon li ngeen wax d'accord nañ ci bés bu ngeen bëggee marche dox ci pétrole bi surtout que Kayar Thiès la bokk waaye aussi ñu bàyyi leen ngeen dox en tout cas maa ngi leen di encouragé malheureusement du ma seetaan marche bi waaye yaakaar naa ne su ma wooyee Ndiaga dana ma wax ne opposition ñu ngi koy bàccaat. ginnaaw ba loolu mbokk yi nag marché bi fu mu mujjee mooy ñi nga xamante ni ñoo féete ci camp président Macky Sall ñoo wulleeti ñoo defati ay bàcc yu bari ki nga xamante ni ñooy opposition bi ñetti bal ci dara leen. mbokk yi kon ndaje mi noonu la jeexee lépp ñu def ko ci kaf ak fo ak ree fexe ñu Sénégal jëme kanam rawatina diwaan bii di diwaanu Thiès kon ñu ngi leen di jox dig.